Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على إمام الأمراء المؤمنين سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وخلفاء الطيبين الطاهرين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci jataay bi di jiital ci nuyoo bi nag sunu kilifa gi fi teew di sunu sëriñ Seyd Mouhamadinil Moustapha Sy mu di responsable moral daayiratul mustarshidina wal mustarshidat. mu mel ni itam di ci teg ci nuyoo bi kilifa yi fi teew yépp yaakaar naa moom bu yegsee dana mën a jaar ci seen tur ndax fii daanaka luñ fiy wax sax amu fi ndax ñi fi jël kàddu wax nañu fi li jëmmal jataay bi li doon gën rekk mooy moom mi yàlla dogal ci jëmmam ñu daje fi ñu jox ko par le surpassement habituel qu'on lui connaît mu jox na son message ñu jël lu ñu ci mën a sàqam ni jariñoo ñu sàqam ni jariñoo parce que loolu mooy cëram nit ku nekk ak sa cër. mu mel ni dañu ñaan ñu présenter le conférencier mais est-ce que jar na ko ndax nee nañu xale ba dafa génn am melokaan wu ñëpp sopp muy dox dox bu ànd ak yar dox bu am teggin Haaruna Rachid seen ko dal ni waay kee moo am yar indil leen ma ko ñu indi xale bi ba ci kanamam mu ni ko anta ibnu man mu ni ko ana mu ni ko waaw mu ni ko ibnu ladab waaw góor gi xool ko ba mu neex ko mu ni ko yow yaay doomu kan mu ni ko mën a doomu teggin mu ni ko yaa fi gën yi way jur wante est-il besoin de présenter quelqu'un qui a eu le mérite de se faire distinguer par son action, par son ambition et son enseignement? Est-ce que jar na ko ndax soxla na ko ndax nit moom jëf ju sell wala teraanga wala xam-xam wala leer wala barke daf koy meññ rek maa rek baye boo rek mu dem toog jàpp njàmburam. mu mel ni dañu ñaan ñu présenter conférencier bi itam wax itam li sabab ñu organiser jataay bi duñu ci sori sunu mbokk yu junj nañ leen ko wante nag lu tax bu nu ko ñaanee duñu ci gàntal ñaar daf ci aju. bu njëkk bi mooy cosaanam ndax bu doon ñëw fii rek ngir yàlla ak
way juram yenu yaakaar maamam yu baax yenu yaakaar mu ñëw nu xool ko mu defal nu fàttiya sax la ñu bëggoon ci jataay bi ñu am ko wante nag am na lu ko gënal te mooy lan mooy fexe ba ñu baax ña mu am mu roye ci ñoom ba wëlbatiku moom doon modèle waaw parce que àdduna ku ci mënula dund xëy doon royuwaay daanaka jaru ko parce que yàlla pionnier rek la soxla yàlla soxlawul laneen soxlawul ku yor ñaari nopp soxlawul ku yor ñaari bakkan soxlawul ku yor ñaari bët dafa bëgg ku liggéey ba mu xam ni jaroon na mu di la bind waaw ndax yàlla loolu rek la soxla mu mel ni nag ci cadre boobu moom def na ci taxawaay ba ñaar mën naa ko wax fii tey te du deñ bu njëkk bi mooy bàyyi na xel boppam sàmm boppam ba bépp ndaw bu yenn responsabilité boo sañoon lii ko yàlla jox melokaan yi ko yàlla jox mu jox la ko kooku mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi itam sàmm na boppam yar na boppam wur na melokaan ba képp kuy kilifa gu baax boo sañoon njaboot bu mel ni moom nga am ko mais loolu doy na cër wante loolu itam li muy am solo li tax itam jataay bi nu fonk ko mu demee nii kilifa yu baax yi teew fi itam dafa am beneen cër buy cëram ndax jamono li tax ñu bëgg a régler problème mu jamono mënuñu ko régler mooy ki nga bëgg a régler soxlaam te dajaguloo ko problème mu jamono loolu tax kenn mënagu ko régler parce que ki nga ni da nga ko bëgg a wammat te xamaguloo lan mooy jàngoroom ba nga faj ko coono baay bari mu mel ni nag suñu yàlla baaxee parce que on le dit sans complexe parce que ñun waa Moustarchidina amuñu complexe su wax suñu attachement ci moom loolu la yàlla def mais on le dit sans complexe que ni message bi muy véhiculer xam-xam bi muy def orientation bi muy def c'est un message thérapeutique mooy ku dem ba faju jàngoro jàppale ku ne faj la mënul laa faj yàlla am ku mu baaxe mu am fu mu la mën a jaar ba sa jàngoro faju mu mel ni nag moom cadre boobu moo gën a tax ñu sawar jataay yu mel nii mu di ko fekke ngir orientation ba mu ci mën a defal nit ñi yey seen jàngoro ci mbaaxu yàlla ak barke mag ñu baax yu mu am ak effort bi mu def mu mën leen ci génneel orientation boo xam ne ni bu ñu ci sukkandikoo la ñu bëgg a régler ñu régler ko parce que damay wax ni ñett daf ma jaaxal jamono yi ci réew mi mooy lu tax ku faju gën a feebar ku jàng gën a réer ku ñaq gën a ñàkk mbir mu jar seet la hôpitaux yi tey la ñu gën a bari médecins yi ñuy former tey la ñu gën a bari enseignants yi tey la ñu gën a bari usines yeeg système yi ñuy tërale wàllu liggéey tey la gën a bari mais képp kuy faju da ngay gën a wéradi képp kuy jàng da ngay gën a réer képp kuy ñàkk da ngay gën a ñàkk mu mel ni nag loolu bu demee ba doon gangrène jàngoro ci réew dana jaadu bu fekkente ni nag am na ku yàlla may nopp yi di taataan kàddoom nag lu mel noonu ñu mën ko bàyyi mu wax ci ndax problème mu sous-développement yépp génnul loolu génn ko xëy na développement ya mooy jur théorie yu bare wante bu ñu ko delloo ci wàllu dund nit ñett yi rekk la soxla te mooy li yàlla wax ci suuratu Quraysh mburu nga soxla woon jox naa la ko kaaraange nga soxla woon jox naa la ko kon nag bàyyi ma xel bu mel ni nag bu ñu génnee cadre boobu nga xam ne nii indépendamment cosaan la mu bokk ak yaakaar gi nu am ca lay cëram bi ci def mooy li ñu wax ni réew mu ne dafa am ruux réew mu ne am na conscience waaye fii ci Sénégal diine moo fi conscience
ndax dinaa koy wax ni ñaar bu nu ko bàyyee xel rek defar réew mi yomb mu di la religion comme conscience collective, l'agriculture comme base économique. yooyu la yàlla mooñaale mu di ruuxu réewum Sénégal. mu mel ni nag ku bëgg a tabax réew mi moo xam ci entreprise nga nekk moo xam ci école nga nekk moo xam ci hôpital nga nekk moo xam ci loo mënti nekk bu fekkente ni da nga ko bëgg a tabax te bàyyiwuloo xel diine rek sa liggéey du dem. te nag diine xawma ñu ci am cër de waaye moom mii la mu bokk moom am na ci cër. waaw moo tax bu ñu bëggee waxal diine rek nañu seet ne yàlla jox cër ba ñu wax ak nit ñi te loolu cëram la. loolu moo tax rek ñu ni woon kon bu ñëwee nanu ko bàyyi ci yooyu dajaloo ci moom mu mun ñu defal orientation ci thème bi nga xam ne nii moom la ñu fi wax mu di le sous-développement dans les pays musulmans, mythe et réalité. kooku yi ci aju bari na ndax bari na li ngay wax ni jàngoro la ci yow te xamuloo la cay jàngoro ak la ca dul jàngoro. ku nekk ngi tawat sous-développement di wax nangam nii la demee te am na ci lu ñuy wax ni ci sous-développement la bokk mais bokkul ci sous-développement ci càggante la bokk. am na ci loo xam ni nag ci système bi la liewu kon moom bu nu ko joxee kaddu gi moom mu mën ñu ci defal orientation wax nu moom ban dégg-dégg la am ci liggéey boobu yépp. mu mel ni nag bu ñu génnee ci loolu nga xam ni moom mooy cëram di taxawaayam ñu ñëw nag ci solowu thème bi ci cadre bi nga xam ni ci lañ ko defee ndax suñu mbokk mi wax na leen ko réew bu ñu demee ba ya ñuy yaakaare développement lu mel ni li am fii ci CSS bokk ca jaadu na barab bu mel noonu ku képp kuy tudd développement nga dem wax nga ko organiser ak njaboot ya fay liggéeyee lan mooy sa dëgg-dëgg ci développement. parce que bu ñu demee ba ñu wax ni 6000 travailleurs dañu leen di jël ñuy liggéey ci barab bi mën nañu wax ne amul baneen jumtuwaay boo xam ni wax nañ ni ci saxal développement koom-koom yi la bu ko fi ëpp fii ci Sénégal kon dana jaadu thème bu mel noonu ñu mun ko fi aborder. mu mel ni sax xam naa ni diine débat lañ ko tudde woon wante daara la rek waaw ndax am na loo xam ne ni mënul génn taxawaayu daara. ñoom ñoo ko taxawu di ko ñaan sëriñ bi boobu ba léegi waaye jot mayewu ko woon ñu dema dem ba yàlla dogal muy tey ba tax na jaadu na suñu woon Bamako lañ koy defe sax ñu itam ñu jël suñuy bagage dem ba foofu fekke ko ndax yiw dañu wax ni amul frontière moo tax mbokk mi wax na ni fu mu jóge sori na sax waaye yaakaar naa ne bu ñu ko doon randal itam ba Zouérate itam ñu jël suñuy bagage dem ba Zouérate fekki ko ca ndax yiw wu ñu fay taataani jar na ko mu mel ni ci gàttal ndax li wolof di tuddee présentation ñun rafetlu woon ko gémmiñ la moo tax dañuy wax lii farata lii vocation am rek di ambition am li ci def nag ñu def koy ñaan def ko rek jàppale ko ndax itam nit bu fekkente ni dafay liggéey boo xam ne ñëpp nangu nañ ne ci barab ba mu ne liggéey ba taxawaayam daanaka mënuñu wax ne am na keneen ku ko fa am kooku nag li nga koy gërëme yépp am na solo waaye itam ñu jàppale ko am na solo kon on lance un message itam bu fi jógee lii muy wax di enseignement boo xam ne da koy véhiculer képp ku nga xam ni da nga ko ci mën a jàppale pour saxal ko itam nga def ko waaw loolu lañ ñu woon à titre d'introduction danañ ko def ci présenter le conférencier ñu ngi leen di jéggali ci guddal bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. pharmacie Al Maktoum li kulli daa in dawa mbaa xam ngeen di jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi nekk biir réew wala nga nekk biti réew da nga amee ndoxu siti bul jaaxle ci sa bopp gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum sa yaram dafay tàng say tànk di xar sa yaram di xasan sa kawar di ruus da nga amee hémorroïde rhumatisme wala infection ballonnement nga amee sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw da nga bëgg say bët leer jabet nga amee bu la sonal lool bul jaaxle jugal gaaw jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bul jaaxle ci sa bopp lu leer laa la wax gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum adresse ba di Grand Yoff villa numéro 235 wala ñu gaaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi ku jàngoro am wàll ci yow la neex pharmacie Al Maktoum nuuru naa la nuur